maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk turam ak santam di leen jox yéen ñëpp seen wàccuwaay bon di remercier ñëpp ñi nga xamante ne bi bàyyi nañ seen liggéey ñëw teew ci bis bi di sant di gërëm ñi nga xamante ne bi moom mooy ñi wax les formés parce que li tax ma leen di gërëm remerciement bi yéen a ko moom parce que tey ak lu mu bëgg am initiative def lii su ma amul ñu ma ko defal tamit du ma ko def ma leen di remercier aussi tamit ci ponctualité bi bon leen li ma ci daan faral di wax di ko ci xaw a tiit vraiment gisuma ko ci muy lan tardé wala bañ a bëgg parce que wax dëgg yàlla nombre bi ma commencé mosuma ci am benn absence benn fan bon ma leen di jéggalu encore une fois di leen masaw ne xam naa ne seen déplacement xaw na métti te wax dëgg yàlla saa bu ngeen xëyee yéen ñëpp li si ëpp sax man yéen ma fiy jiitu kon donc ma leen di ñaanal yaakaar bi ngeen am ba ñëw toog fii ak man fukki fan ak juróom comme li may wax rek affaire bi échange la man damay am lu may bokk ak yéen jox leen ko yéen aussi may jàng ci yéen ma leen di ñaan aussi tamit mooy comme li may faral di wax rek affaire bi mu continuer yàlla defal ñu ci lu kawe suñu njort bon man sama but principal rek mooy lan que ñu xam ni ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp ñoo yem que ni ku ci nekk dafa am rôle am ci société bi mooy li ma leen waxoon loolu laa leen di waxaat mooy lan vous allez apprendre à vous décomplexer handicap taxul kenn mu yaafuus bon leneen li ci des nag moom mooy may sant di gërëm waa chambre de métier di sant di gërëm képp ku fi nekk fii wax dëgg yàlla yaatalal nañ ñu boole nañ ci bañ xam ni ci lañ bokk te fii sax lañ bokk parce que ñoom ñii comme li ma wax ñun ñoo leen fi bàyyi ñoom ñii ñoo leen fi bàyyi muy képp koo xamante ne yor nga métier yor nga xam-xam rek yaa leen fi bàyyi kon donc ñoom ubbi nañ bunt yi bu leen ñooru bu leen ragal ñëw leen seen biir di leen contacter parce que li tax ma leen di dénk loolu mooy man yéen a fi nekk te am na ci loo xamante ne yéen a ko mën a doxal seen bopp man mënu ma leen ko doxal du dëgg di sant aussi tamit beneen agence boo xam ne accompagné na ci muy ANAMO représenté fii kii leen représenté fii mu nekk monsieur Amadou Cissé man ak moom nag yàgg nañ ay kóllëre lañ ay wóllëre lañ wax dëgg yàlla ànd nañ dem Sénégal fu nekk bokk nañ fanaan heure bu nekk dundoonoo nañu lu nekk lekkandoo nañu lu nekk ci lan di liggéey ak moom lu mel nii mu ma daan fay ba yàlla def nekkatuma fi terewut ba léegi ñu ngi am contact ba fa ma nekk moom tamit maa ngi koy remercier di remercier sama collègues yi ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal suñu GIE bi ñoom aussi ku nekk ñëw na fi même bu dee benn fan jaar fi def ci liggéey bi mu def ko ci mu teg ci loxoom pour lépp rek mën a dem que aussi nag ma leen di encourager que affaire yi nag du xëy rek sotti te ñun Sénégal dañoo baaxee leen saxal mbaama sulli te affaire yi du doxee noonu dañu wax li fi nekk du saxal mbaama sulli suñ nee ne lii ak lii mi ngi am wala dina am nekkul jaajaa luy am léegi la déedéet dañ koy toog di ci dox di ci wax ba keroog yàlla di ko sottal loolu laa leen bëggoon dénk encore une fois ma leen di gërëm di leen remercier vraiment kontaan naa ba fu kontaanee président jërëjëf hélas moom xam naa sax buñ koy dañ koy ñaanal moom duñ ko wax jërëjëf dañ koy ñaanal mais yow il faut ñu wax la jërëjëf parce que taxawaay bi dafa rafet bu yàlla defee ñu ñëw fi comme ni ko mbokk mi waxee ñëw ci salle bi fekk fi ay nit nga gis ni kat xañ na fi mooy gën a jàppandi ci ñun nga toxal ñooñu ngir yàlla ak suñu jëmm kon dañ lay wax jërëjëf mébét yi tamit ni ma la ko waxoon ko ci ouverture bi yàgg nañoo xam sa mébét ci ñun ndax du tey lañ njëkk a toog xañ na kay luy yeex ci ñun ñii la yeexee ndax man lu dul benn du ñaar toog nañ sa bureau nga wax ma ay mébét yoo xam ne man maa waroon a ñëw dox ko wax ko mais malheureusement kon bu yàlla dogalee ñoom occasion bi ba loolu nekkaat lu ñu feddaliwaat ba commencé ci dox ay jéego dañuy wax ni loolu yow yàgg nga ko kon ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla dëgëral la yàlla kàttanal la yàlla it may ñu ñun tam nag kàttan
ak volonté boo xamante ni lépp loo xam ne nit yéene na ko ngir mu jëm si ci ñun ñu dinañ mën a am possibilité pour mottali ko ndax léeg-léeg du yomb. handicap moom bu ñu xësee wax handicapé rek mooy koo xam ne xañ na mobilul léeg-léeg di nga bëgg a def dara waaye xañ na ñàkk a mën a jóg ci kii wala léeg-léeg jamono moo lay jàpp ba xañ na li nga bëgg a def lépp doo ko def surtout ñun suñu association yi nga xam ni xañ na amuñu benn léeg-léeg ndimbal boo xam dinañu permettre boo bëggee paas nga génne ci kees gi dem paas wala nangam lu dul léeg-léeg président bi mooy yor benn moto wala nangam di ci def ay kii léeg-léeg dina am yoo xamante ni day sooxe. kon bu fekkee yàlla dogal na ku mel ni yow nekk ci suñu wet di ñu jàppale ba ñu yegg si fii dinañ la wax jërëjëf yal na yàlla barkeel taxawaay bi rafet na. hélas nag dañ koy ñaanal yàlla gudd fan ndax dafa ñu fekk ci daf cee bokk d'abord mais daf ñu fekk ci yoon bi ñu nekk mooy képp koo xam ne da ngay dund ak laago wolof day wax yuuxul sa bopp moo gën a wóor te jamono neexul te laago du pal comme ni ñu koy waxee. damaa ñàkk tànk damaa ñàkk loxo wala damaa ñàkk bët ne faut pas dire que waroo def dara dangaa war a def sax plus ndax tamit nag alhamdulilah yàlla façon bi mu bindee macha allah ku ci góorgóorlu doo ñee benn borom tànk wala doo ñee borom bër wala déedéet parce que yàlla daf ñuy defal léeg-léeg ay sens yoo xam ni suñu frères ak suñu sœurs yi sax duñu ko am. donc kon bu hélas jaaree fi mu jaar yëpp macha allah yàlla dimbali ko mu dem fa nga xamante ni xañ na. ku fa yegg ñun ñu bëri boog foofu lañu bëgg a yegg te ku fa yegg sa bopp ngay tal moom mu wëlbatiku di xalaat ay mbokkam yoo xamante ñoo ngi fii ci Sénégal kon loolu lu rëy la wax dëgg yàlla c'est à saluer ñu ngi koy ñaanal yàlla. dama koy tooña léeg-léeg moodu yi ba ci sama frère yi dama leen di wax ni ngeen jël benn peeru beeke dugal ko benn télé wala benn portable ñoo jaay ko moo leen ko gënal te loolu dañ cee war a bàyyi xel. ñun beeke yi ñuy doxe tey jii ku ci nekk ci ñun puus-puus bi ngay toog wala beeke bi ngay yor di ko doxe wala sax xañ na bu dee ku amul nopp audio kii bi muy takk écouteur bi muy takk wala nu mu tudd silmaxa bi kaan bi muy yor bu ñu ko tubaab bi indilul duñu ko am. mais loolu c'est très grave lu dangereux bu ngi noonu tubaab yi ñooy bàyyi seen ñooy jóge seen dëkk yi jël seen alal def ko ci bato bi wala ñu def ko ci avion ñëw fayal ko dédouanement ñëw jox ñu ko pour ñun ñu mën a dox. booba pourtant suñu frère yaa ngi Europe ñoo ngi Amérique di jël ay conteneur di ko indi fii te sax sóoraale wuñ ñu léeg-léeg ñu jëlee foofu béykat yi sax dañ koy indi di ko jaay barki dem rek maa ngi ci romb benn conteneur maa ngi naan ki man kii mais lii war nañ ci wax parce que même kaanu silmaxa yi sax ñoo ngi koy exposé di ko jaay. donc kon loolu nekk ay mbir yoo xamante ne bu fekkee hélas suñu frère ñëw na ci domaine bi mu ñëwee kon ñun dañ koy ñaanal yàlla mébét yi mu am yàlla na yàlla mottali ay mébétam. ci turu monsieur El Hadj Malick Mbaye di DG ANAMO donc ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di wax ni que moom bëggoon na teewal boppam tey fii waaye yàlla dafa dogal ni bon emploi du temps xaw a chargé premier jour bi ñu choisir woon sax bon je pense que waxoon naa ko El Hadj bëggoon na ñëw mais après ñu décalé ko donc loolu moo tax mënu fi teew tey mais il a insisté pour que vraiment ñu ñëw teewal ko donc pour encourager vraiment initiative bi. waaw di remercier avant tout chambre de métier parce que suñu partenaire nañ waaw c'est pas la première fois ñu teew fi ñëw nañ fi dérouler fi ay formation vraiment ñu yombalal ñu lépp ubbil ñu chambre de métier bi jox ñu seeni salle pour wan ñu ne vraiment ñun tamit dañu bokk ci lii parce que li ñuy liggéey aussi accompagnement pour artisans yi la El Hadj moom bon comme ni mu ko waxee man ak moom yàgg nañ trop parce que métier bii ngeen di def ñun au niveau de l'ANAMO moom moo ci nekkoon suñu formateur ñu ànd fépp ci Sénégal fu bëri bokk dérouler fa ay formation yu ñu jox satisfaction ñoo xamante ni tey nekkuñu woon ci métier bi tey ba tey jii may wax ak yéen ñu ngi liggéey ñu ngi daan seen doole à partir de ce métier donc ñun ANAMO amuñu fayam voilà bi mu demee nag xam naa ni créer nañu benn handicap mais ni mu ñëwaatee tamit neex nañu parce que comme ñëw na organiser lu mel nii vraiment gis nañ ni la mu nekkoon jógu ci ba tey te li mu organiser nii man bettuma parce que je pense que mës nañu mettre en rapport sax ak benn association buy handicap international la je pense moom moo dox loolu ñëw mettre ñu en rapport ak ñoom ba am na liggéey yu ñu jot a def
déroulé nañ formation aussi boo xamante ni dafa amoon ay handicapés yu si bokkoon mais moom personnellement il a dit au DG que même ñeneen ñi sax suñu leen équipé wul ñii foog ñu équipé leen je pense que sax bi ñu leen di équipé fekk ko fi mais après mu ngi ma ci interpellé pour dire que rek ñi nekk en situation de handicap moom ñu ko soxal la et loolu moom liggéey bi doorul tey donc lii nekkul lu ñu bett et xam naa ni dina gën a jëm kanam parce que jot nañ ci waxtaan xam naa ne bëri na projet yu mu ci am et je pense que moom exemple la ci déjà parce que souvent ñenn ñi nekk ci yenn situation yi en fait dañuy bëgg a toog rek di xaar donc ku ko xool moom gis ni bi muy nekk fii Thiès mu ngi place am di liggéey normal ñu dem ci loolu ba gis ko di ko jël muy dérouler ay formation ba tey mu nekk à l'extérieur di continuer di def la même chose ñibbi si amoon ay vacances am mënoon toog këram comme ni ko nit ñi defee mais jël temps am aussi di xëy si fii tous les jours di dérouler gratuitement une formation donc loolu vraiment je pense que initiative bu jara encourager la quoi. bi Siré Dia toogee ci rajo dégg école Modou Kane am na ay jafe-jafe mu jóg dugal ca loxoom ma ne ko kon man dinaa ko ci brosse xool ba xam on sait jamais parce que coïncidence rek la mu wax mu ne ma amul problème ma coupé wax yàlla ma wax ko mu ne ma ah loolu de moom farata la mais soo fa àggee demal nga xool lan mooy situation bi lan mooy problème yi ma ne ko man de am na ku ma ci woo sax mais lii la ma wax daf ne ma dañoo am benn bailleur muy élage fi ñëw defal handicapé yi formation ainsi de suite expliquer ma problème bi ma ne ko d'accord kon ñun fermeture bi dinañ ñëw suñu ñëwee aussi moom la nga xam ne nii moom la ñu wax mooy demal nga xool soo demee nga waxtaan ma ak ñoom la ñu soxla après ñu def ko ci tënk ko ci benn kayit tey xaw moon sax ni sëy mi sama mbokk la te fi lañ fekk te c'est la deuxième fois daje nañ maa ngi direction mooy génn bureau DG muy dugg kon ñun ñoo bokk benn kilifa kon tey lépp li fi sottee rek yàlla mën def ñun ñi mën nañ ko sottal mooy mën nañ ci dugal suñu loxo nag mooy comme ni ñu koy defee fépp rek li ñu mën rek la ñuy def li si ëpp man dama koy wax dama ni Siré Dia dafa nekk fii Thiès wala comme ñëpp te tey tollootul foo xam ne nii tey nit da koy sollicité mu ne du ko def comme que ñun ñooy dégg dara ñëw wax ko mu ci siy jàppale te mën naa ni sax ñun social boobu rek la ñuy dox man mii Habib Niang la loolu laay def c'est pas la première fois Serigne Ndiaye mi mën na ma seede damay ku feebar ak institut dama ciy dox kon su ma toogee gis ko ci téléphone am mu koy publier aussi ma waxtaan ci ak moom mu ne ma demal xool soo demee waxtaanal ak ñoom su ma ci mënee am 3 ou 4 ñu tënk dara su ñëwee ma jàpp ci kon loolu farata la aussi kon ma wax leen ni kaddu yii la ma wax ma ne kon dinaa dem su ma demee nii laa leen koy waxee yàlla def na fekk naa fi sama mbokk kon soo leen tënkee rek lépp loo xam ne nii moom war na ko jot semaine prochaine lu ñu ci mën a def rek ñu jàppale leen ko parce que aussi tamit si ñun lañ bokk te man fii dama fi dellu siwaat sama kër la. di sant rek yàlla mi nga xam may nañu tey ñu dajeeg ñu mel nii bokk ak ñoom ay fon ci nàmmaat suñu xam-xam ba yàlla def tey ñu koy tëj waaw ñu sant yàlla mais bëgg naa balaa may avancé hélas mi ma beral ko cant ci loolu ndax li ngeen wax mooy dëgg waaw moom mi mënu ko sax wax parce que li mu bëggoon a wax sax xajul ci bopp bi déjà yéene ji fi mu toll yéene bi mooy wax nit ki bu fekkee sa xol mooy wax say wax du sori waaw parce que dafay diis waaye ku ne xam na ni bëgg naa wone santam ak ci yéen ñi mais sant képp ku jàpp ci mbir mi kon loolu ñu ngi la ci sargal bu baax di la wax ni lépp li ci xew nag yow yaa ko waral ndax comme ni ko ñëpp waxee bi ngay nekk fële ci bitim réew bi nga fi nekkee demagu bitim réew ñoom ñii nga porté woon seen manteau di leen défendre alors yàlla def na yow da nga teel a gimmi rek génn ci yenn situation yu bari jéem a gëm sa bopp te loolu vraiment tey moo la indi fii nga egsi voilà su ko defee nag loolu nit ki fu mu jaar ba jàll alors boo gisee mu di ko won ay nitam ay nattaangoom pour ñu jaar fa jàll loolu kiñaan dañ na fa parce que am na ñoo xam bu ñu jaaree fenn ba jàll moomu mbedd moom dañ koy tëjlu waaw parce que affaire wu kujjee ak yu yëpp mais tey yow jàpp nga ni rek ko noo def ba baax rek war nga ko mën a won nit ñi ñoom it ñu def na ba baax bi ngay jóge fii ñeewoo kenn
da nga fee nekkoon bi nga fiy jógee da nga fee gaare sa oto bàyyi fi sa kër ak sa jabar dem kon mënoon nga fi continuer di tedd ba na nga si xaj na da nga bëggoon lu gën a yaatu moo taxoon nga déplacé génn bitim réew mi te ba nga demee bitim réew it la nga fi indi tey lii nga indi tey moo gën indi fi ay milliards parce que indi fi xam-xam dajale say nawle ni leen kaay ñu partager xam-xam ma renforcer seen niveau de capacité woo ñi nga xam ne ñooñ nga yaakaar ni war nañ ci man muy la chambre de métier d'abord woo impliqué ANAMO ak ñoom it seen disponibilité impliqué association bi nga xam ne yow yaa ko créé ci sa propre xalaat initiative ngeen créé ko ngeen bokk ci nëgëni ba nëgëni si ñoom ñi ñëpp su ma leen xamee yow yaa tax alors kon xam nga loolu dafa nekk loo xam ne lii lu rëy la nga visé ñoo xam ne ñi ay nit ñu baax lañu ñu yeyoo jàppale ñu xam ni ñoom it jikko bi nga am la ñu am parce que dama leen di gis ñoom ñi souvent damay dajeek ñoom ñii ñu ngi ñëw ñii ñu ngi def coordonnerie ñii ñu ngi jéem a def dara te loolu mooy li nga xam ni mooy dëgg nit tey ñaq pour jariñu leneen lu la ci fekk la ci parce que man sama papa wax naa leen nii moom comme yéen la meloon mais fexe na ba moo ma jàngal alxuraan moom ci boppam ginnaaw ba mu maîtriser kaamil bi waaw nga xam ni mën na ko bind ca du ko geestu waaw ci la ma jàngal samay frère ñun ñëpp ci melukaan bi ngeen mel ci la ma jàngale métier bii ma nekk tey kilifa sama papa am ko jàngal loolu ci farlu la bokk jàngal na ma ba fi mu toll ak fa mu toll ci niveau ba ak fa ko jamono tënkee mu door ma indi fii ci artisan sama beneen papa frère am petit frère am mu jàngal ma métier kon xam nga kooku ba pare ñun kenn defe naa ne ku ñu dégg mbaa nga gis ñu xam nga ni ñun duñ sibooru kenn ñun ñu posé lañ ñu dal lañ ñu ñeme responsabilité lañ du ñu taxaw ci kanamu kenn naan la yoon loolu yëpp jikko boobu moo ko def ci ñun kon jikko boobu maanaam ku yàlla téye sa loxo nga jaar foofu yëpp wane na ni am na ñu yor seen ñaari loxo ak seen ñaari tànk di dox ak a génn di dem ak a dikk te loolu mënuñu ko rek. salaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam. tur bi nag. Umu Xayri Diop. Umu Xayri dañ la doon laaj naka ngeen gisee seen formation bi ñu leen jagleel. waa sant yàlla commencé nañ ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin avant tout di sant aussi sunu formateur bi di El Hadj moom mi ñu ko yombalal tey jii nii ba def si ñun benn xam-xam bi ba ñu mën cee egg tey fii ñu àgg muy phase finale bi fii nii sant yàlla bu baax daal. ok dañ la doon laaj ndax formation bi yow gis nga ci sa bopp bu baax. waa gis naa ci sama bopp moom bu baax a baax avant tout xëy na amoon na loo xam ne kumpa la woon ci man te tey leeralal nañu ko ba mu leer même bu dee 15 jours dans 15 jours yi ci biir 15 jours yi jàng nañ ci lu baree bari loo xam ne tey même bu dul da nga siy liggéey sax dina la servir yow si sa bopp nga mën cee jariñu personnellement bu rawatina nag tey lim ñu ci jàngal nga xam ne en dehors de yow sax di nga si mën a góorgóorlu yow mënal sa bopp ba tey jii ni doo tàllal sa loxo si mbedd surtout ñun personnes handicapées yi nga xam ne da ngay jàng wala da ngay doo jàng tey jii ni bañ ñu formé ba pare yow dina la permettre au moins nga mën a am sa benn endroit boo xam ne di nga fa mën a toog bu mën a liggéey te doo sonn daal. léegi lan mooy sa message yow. waa sama message di wax képp koo xam ne tey jii nii handicapé nga wala valide nga tey El Hadj mënoon na tey am ak possibilité yi mu am mënoon na ko yemale si moom kese te defu ko tey bu demee tey jii nii ba toog di xalaat moroomi handicapé mi ba war a mën a tax def formation bu mel nii si gratuitement dañuy sant yàlla bu baax a baax dinañu permettre ñun handicapé yi ñun tamit ñu gën a gis suñu bopp si société bi gën a gis suñu bopp aussi nu mu tuddati ci yenn métiers yi nga xam ne foogeewuñu ko woon daal comme bu demee nii. sa kàddu gu mujj. waa sant képp koo xam ne bokkaloon naa ko formation bi ak waa village artisanal bi nga xam ne chambre de métier bi nga xam te accueillir nañu ñoom tamit ubbil ñu seen porte di remercier ñëpp daal sant yàlla ba ça s'est bien passé moom.